jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi li gën a fees ci xabaaru marax yi bokk na ca ni xeex Covid 19 ci biir réewum Sénégal gi virus bi ñuy wax SARS-CoV-2 tey jii ëngëmloo am na ci waxtaane ko ndax na muy soppeekoo moo raw kàkkatar mën naa soppeeku lu ëpp fukki junni yoon ak ñaar def na ko sax ba mbas mi tàmbaleeg léegi fukki réew ak ñett la ñu tàggat seeni ñooñ Sénégal moo ko tax dañu ci ñëw ci biir xabaar yi tam. dana ca bokk lu jëm ci Mouhamed Mbougar Sarr la mu becc ni ab liifar bu mu yaxal mat na ñeenti téeméeri xët lu ni mel tax na fi mu toll nii amul benn xët ci réew mi sargal dong la ko ñu bari def lu ni mel tax seen rajo ak ITV dem nañu càmbar wàllu bu ni mel xool mbir meek yërug liifantu gi ci biir réew mi ñu mbind mi ñor ca UCAD daañu ci ànd ak gëstu pour soxna Khady Diandaat Diouf ci biir xabaar yi. dana ci bokk itam lu jëm ci baykatu soble ak ña koy jaay ñoo taxawoon tey wooteeg ëngamloo ci seen biir ñoom ak ministre bi wala sax jëruñ di dénk wàllu mbay lujum yi di directeur bi dénk mbirum horticulture docteur Macoumba Diouf la ñu jàmbat bokk na cam ñàkk lii di yemale mbay mi la ñuy bay ëpp ba yàqu waaye itam fu ñu ko denc amuñu ko seen kàddu jib daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi. da ngeen ko am léegi alxames bu ci ne wala nga jagleel cosaan beeg aar di wàllum culture boobu lépp pàcc soxna Awa Diop lañ ciy àndal tey ma ngi xamale ak lii ab festival bu yaatu Dakar Court ñu ngi ko jàpp juróom benn fan jàpp fukki fan ak benn décembre incha allah fañ ca tolloog wàccaay gu ni mel li incha allah moo gën a fees nit ki ñu songu faram fàcce gi. gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbas meeg xeex ko ci àdduna xam ngeen ni lëmbe ne àdduna ñaari at boobaak léegi Sénégal di ko xeex tey jii moo tax ni virus bi soppeekoo bànqaas bi ñuy wax SARS-CoV-2 daanaka na muy soppeekoo moo raw kàkkatar soppeeku na fukki junni yoon ak ñaar ba mu feeñ ak léegi moo tax waa kër docteur waxtaane ko fukki réew ak ñett yooyu la ñu tàggat leen Sénégal ma nga ci biir moo daloo sax moom ndaje liñ ci bëgg mooy bu naree feeñaat wala bu feeñaatee ci beneen anam ñu war a ko mën a teel a wagar xam ban taxawaay lañ ci war a mën a am waaye tàggatu bañ ci noppee kàddu jot naa jip ñu ànd ak docteur Amadou Alpha Sall moom administrateur général la ci Institut Pasteur lam ca dénk Mame Seynabou Babou. technologie bi ak xam-xam bi ñuy jàngale fi am solo mooy technologie boobu la chinois yi utiliser nga xam ni feebar bi mi ngi commencé seen dëkk ci jeexaleetu décembre ci année 2019 waaye bi janvier dem bay digg fekk na ni ñoom parce que utiliser nañu technologie boobu wasaare nañu ni doomu jàngoro bi li muy niroon xam-xam boobu ak loolu ñu wane wasaare rek ci àddina moo tax ci diiru weer ñu mën a fi organiser Institut Pasteur benn loolu buy permettre Afrique ñi fi nekkoon ñëpp muy ñaar fukki dëkk ak juróom mën a xool nu nuy saytoo loolu ci dëkku Afrique yi dëkk bi njëkk wane Covid ci Afrique muy Égypte yàlla dafa def ni ñëwoon nañu bokk ci formation boobu yeneen dëkk yi fi ñëwoon yëpp ku nekk bay mbas mi di yegg sa dëkk li nga jàng fii moo la ko wan mais loolu li tax mu gaaw parce que mosuñu ko gis ci àdduna mooy bi janvier di dëgg fekk na déjà technologie boobu wane na li doomu jàngoro bi loolu ba ñu mën a tabax ay jumtukaay yi ñu utiliser février jàngal loolu ba balaa avril Afrique yëpp dëkku Afrique yëpp am nañu capacité pour saytu loolu mu di lu am important mu am beneen ñaari exemple bu ma war a jël ndax xam-xam boobu ñu wasaare ci at wane li doomu jàngoro bi nirool suñu commencé di tabax ñàkk yi nga xam ni tey moom la ñuy utiliser te boo xool bi àdduna ba tey mbas mii rek la ñu mën a am ñàkk ci diiru at te loolu li koy wane mooy technologie boobu boo ko utiliser ci doomu jàngoro bi di nga mën a xam lépp lu muy nirool buy soppaliku itam di nga xam lu muy nirool. ni jàngoro ji soppeekoo ñu teel ko mën a waggar xam nu mu fële ñu mën koo teera
gàttandu mën koo dànk ba danga mën a wàññeekum waaye moom ndaje jàppal leen ni waxtaan jot na caa ji le président Macky Sall wax ci réewum Sénégal ca mooy du pass sanitaire maanaam bala ngeen dugg ci yenn barab yi état ak ñëpp bokk faaw da nga wone këyit yu ñàkku nga lu ni mel kon waxtaanoon ci wàllu googee ndax nag borom xam-xam yi dàq ñu ni bu ndefu ndànk yéen xeetu wàgg mën naa feeñ ci biir Afrique ñu xuus ànd ci ak gëstu maam seen bu baabu yor li nga xam ni moo di pass sanitaire ci bërëb yi nga xamante ne dafay bëri nit loolu di ab dogal boo xam ni njiitum réew mi bëgg na koo jël mu nekk loo xamante ne administrateur bu Institut Pasteur moo ngi koy rafetlu jàpp na ni lii mën na tax ba ñu xeex mbas mi. loolu li muy indi ci dëkk yi nu gis ñu ko fay utiliser mooy tey booy tukki mën nga bañ a soxla ñu defal la test ñaareel ba mooy bu nit di dajoo bu ñëpp ñàkkoo dina wàññi lu bare possibilité feebar bi law looloo tax ñu yaakaar ni pass sanitaire dafa bokk ci jumtukaay yi nga xam ne dinañu dimbale pour benn ñu yokk ni ñu ñàkku ñi ñaar gën a contrôler feebar bi moo tax ñu xalaat ni mesure bu am solo la. représentant wu OMS fii ci Sénégal moo ngi xamle ne variant wu Delta moo ngi fi ba tey mu ciy dolli ni yeneen variant mën nañ koo xaarandi. Il circule, il est là, il est dans nous, il est partout. variant Delta moo ngi fii moo ngi suñu biir di circuler tey jii boo xoolee résultat laboratoire wu analyse yi di nga gis ni moo ngi fi ba tey te mën nañ xaarandi sax yeneen variant te loolee lu mel ni séquençage mooy tax ñu mën a xayma ban njeexital la mën a am ci wàllante bi ak ci test yi nga xamante ne yéen a ngi koy def. Aussi dans toutes les autres, par exemple dans vos tests diagnostiques. 4e vague tamit ñoo ngi koy xaarandi fii ci Afrique bu ñu sukkandikoo ci directeur bu Africa CDC. Aujourd'hui, il y a 7 pays en Afrique qui sont en train de. 4e vague moom luy am la booy xool jamono ji am na juróom-ñaari réew yoo xamante ne ñu ngi koy dund lenn rek nag moo ñu ci mën a musal mooy ñu dem ñàkku ji. C'est la seule façon d'éviter la 4e ou 5e vague. ñi nga xam ni moom lañ dénk suñu wergu yaram ñoom nag ñoo ngi xamle ni mën nañ gisaat beneen xar kanamu virus bi ak ay variants yu gën a contagieux askan wi ñu leen di ñaax ngir ñu dem vacciner wu ci. jaajëf maam Seynabou Babou ñu dugg ci mbirum njàng mi bu ngeen ko seetloom ci ay liifar ak yenn kayem yu ay kilifa ci wàllum politique yu bëgg a laaj baatu seeni gox dañu ko caa dëxëñu ay muy lool dafay becc ay xalaat li ñu duppee maanaam communication ngir mu tasaaroo la nga bëgg a jibal ci askan wi loolu mel nag rédaction bu ITV càmbar na ko waajur yi ni nekk lu jaadu nañu fexe ba xale yi kay bu seen yoon nekk ci mbirum politique ak lañ cey wax li war a def mooy fexe ba seen xel nekk rek ci wàllum njàng mi ñu xuus ànd ci ak gëstu ay sotu kan ànd ci ak ma faal bu njëkk si kay xale yi daan jàngi dañu si daan gis ay naataal yoo xam ni si jàng lay wax moo xam si wàllum mathématique histoire ba si sax géographie. waaye ñun avant l'indépendance jàng nañ école dañ daan wone ay table de multiplication dañu woon ay dessin dëkk ba aussi am na ay maire yu mel ni ay ñoom Ngalandou Diouf ay ñoom Lamine Gueye bon bari nañu dañ leen di wane pour xale yi xam ne ñii si dëkk bi lañu dëkkoon te am na lu ñu fi def ba noppi doog a dem bon xale yooyu war nañ leen xam mais actuellement nii nga xam ne à la veille des élections. waaye tey jii nag naataal yu ñuy gis ci kaye yu ndongo yi di jàngee lu ñu ci gis moo di ay nit yuy jëm jaay seen image lii di gis-gisu borom kër gi. gisuma ci avantage ci élèves yi. waaw yokkul xale yi benn xam-xamu agression rek la leen yokk par rapport ak ñuy gis ci politique bi. waaw ñu def ci histoire u démb je veux dire pour mu xam ci mu maam yi au moins sax mu gën a logique par rapport ak ñu ci def ay politiciens léegi yi nga xamante ni xeex rek am lu ñu benn njariñ ci bi. daanaka waajur yi li ni mel mënuñu ci dara li am ba des mooy gën a ñaxat askan wi. mais parents bi le problème la plupart c'est des illettrés donc le message que ces gens cherchent à véhiculer ñoom sax duñ ko capter c'est tout seulement faut dire aux parents de ne pas acheter ces trucs-là il y a des cahiers yoo xam ni des cahiers anodins mais les directeurs d'école d'accord c'est que ñoom ils sont mal placés mën na sax ñàkk postam wala ils se voient affectés ailleurs. Sénégal tamoon nañu di gis ay naataal ci kay yi ndongo yi di jàngee
li si bés kay moo di fu mu toll ni naataal yi ñuy gis laaliwul dara ak lii di jàng ak jàngale bi. soxna Aïssatou Kane jaajëf xabaar yi wéy dugg ci mbirum environnement alam gi li nga xam te ni bii moo ñu wër ñu dëkk ak moom ña ngi ko doon waxtaane ca Écosse ca gox ba ñuy wax Glasgow. Sénégal ay ndawam ña nga fa woon ay ko ci ministère bi ñu dénk alam gi ak ñenn ñu fexul fenn ci wàllum gouvernement bi waaye demal seen bopp ci wàllu gu ni mel booy fekk na ñii di ay écologiste maam ñi alam gi ñoo ci Sénégal ñoom ñi ngi fii doon ëngëmloo ku ci ne becc na xelam la mu nasar ci wàllum xalaat ni buñ ci doxee dana tax Sénégal muccum waaye itam lay xew foofee ca Écosse nañ ca teg Pastef maanaam fexe ba lan fay wax nun ko jëf buñ ko rënk ci ay këyit di ko denc ñu xuus ànd ca gëstu Pape Ibrahima Ndiaye. mbégte bu rëy la ñuy àndal bu ñuy jàkkaarloog li nga xam ne mooy géej gi waaye lii nag wuuteeg mbalit bu bari bi nga xam ne moom la ñuy seen ci corniche bu xeetu pollution bi di yàq xarkanu corniche bu Ndakaaru Djibril Niang di yëngu lépp lu jëm ci wàllum alam bi ab nakar la koy def moo tax sax mu wuteeg lool ak ñeneen ñi ba du tal li nga xam ne mooy photo wala def ay selfie mu gis nag ne lu jëm ci wàllum alam bi dañ ko war a bàyyi xel bu baax rawatina jamono ji ñuy wax ci wàllu COP 26. am na ñoo xam ne tey dañoo waroon dem COP waaye mënuñu dem COP parce que amuñu visa wala logement yi cher na wala accréditation yeeg yenn détails yi wala seen pays mu ngi ci liste rouge te alors que ñooñu dañ war a fekkee donc loolu nekk problème bu mag a mag donc mu nekk loo xam ne tey vraiment waroon nañ ko mën a corriger pour ñëpp mën a fekk daje Glasgow parce que Glasgow point bu déterminant la ci wàllum négociation. bu weesoo teewaay dëkk yu bàyyi ko Afrique mu jàpp ne dafa néew loolu ci COP 26 bi moom mi nga xam ne moo jiite jeune volontaire bu Sénégal jàpp ne wàllum koppar bu ñu jagleel lu jëm ci wàllum alam bi dañ ko war a saytu bu baax. donc pays yooyu dañoo décidé woon Paris ne dañu génnee $100 milliards téeméeri milliards de dollars at bu nekk di ko teg à partir de 2020 ñu ngi ci 2020 ba ñu ngi ci 2021 ba léegi xaalis boobu duggul donc loolu accord la bu ñu war a def waaye am na leneen lu am mooy bi ñu toggee càmbar xaalis boobu dañoo gis ne doyul moo tax ren négociateurs africains yi ñu ngi dem COP pour ñu yokk enveloppe boobu yóbbu ko ba 700 milliards wala yóbbu ko ba 1300 milliards. militant bu yëngu ci wàllum alam bi moom sax demoon na ca COP 22 ca Marrakech ca atum 2016 ca Maroc lu jëm nag ci COP 26 bi ren mu jàpp ne am na ay jéego yu am solo yuñ ci war a def ndax nag changement climatique bi dafa doy waar. Afrique 4% lay contribuer ci pollution mondiale bi donc tey fi mu nekk nii dañoo bëgg lépp luy négociation yem ci COP bii nga xam ne yeneen COP yi ni ñëw ay COP évaluation lay doon c'est-à-dire dëkk yi bu ñu ñëwee dañ naan suñu contribution mooy li nga xam ne contribution la mu ngi nii ñun lii lañ def ñu ne xaalis bi ñu waroon dajale pour appuyer pays yi nga xam ne ñoom du ñu polluer te ñu ngi subir pollution. balaa muy jot nag ci mesures yi nga xam ne moom lañ tee ci COP 26 bi fële ca Glasgow Djibril Niang moom ngi wéyal activité am fii ci Sénégal ngir aar lépp lu jëm ci wàllum alam bi ndax jàpp na ne lu mot a bàyyi xel la. ba tey ci mbirum alam gi ginnaaw ba nu gërëm Pape Ibrahima Ndiaye ñu wax ci mbirum grande muraille verte ak ngeen ko dégg ci mooy digg bi nga xamante ne bii diggu gàncax lay doon ay garab yuy jóge ci Sénégal law dem ba Djibouti ñu gis liggéey bi nag am na yàggu ci am moo tax kilifa yi dénk wàllu guddi mel ni nañ ci dugal askan wi gox gu mu romb rek ñu fexe ba askan moom ko seen bopp kenn ku ne jàpp ni la fay dox ak la fay yàqu ci sa yow la war a jóge lii moo tax ñu am ëngam loo ci daanu Mbuur kan dénk liggéey bu ni mel kàddoom jib ak Muntaga kan ñu teewlu ko. Les réalisations de la grande muraille verte, les objectifs. réalisation bu grande muraille verte mébét bi aju ci wàllu delloo si àll yi ak jëmbataat garab yi ba fi ñu tey nii dafa xaw a nax sax muy ci wàllu fii ci réew mi ak ci wàllu bitim réew ginnaaw xam nañ mébét yooyu ñu namoon a am amuñu ko li war si ñun mooy ñu wël bëti doxalin indi yeneen i doxalin ak yeneen i matuwaay loolu sax moo waral njiitu réew mi ci bëgg-bëgg bi mu am ngir ñu indi ay coppite yees ñu mën a jëmale mbir mi ci kanam mu indi territorialisation maanaam fexe ba nga xamante ni askan wi daañu téyel seen bopp
mbiru jëmbat garab moo tax mu indi li ñuy wax contrat plat yooyu nag li ko waral bi si jëkk mooy li aju ci wàllu alam bi muy environnement bi compétence transfert la maanaam dañ ko jébbal maire yi ak li ni mel ñaareel ba mooy wàllu jëmbat garab mënoo ko def te fekk moo suuf te suuf soosee collectivité locale yi ñoo ko yore amit ngir mën a jëmbat ay garab foog nga boole ci askan wi ba ñu mën ci dugal seen loxo. Pour reboiser, il faut l'implication des populations. mu doon kàddu ko Oumar Bak Mountaga Kane ci daanaka Mbour waxtaani mbirum alam gi lu koy war a ñoŋal mu gën a naat bu naatee yàlla ci taw waaye itam dana wàññi soppeeku ci wàllum jaww ji ca loolu day tax ba li baykat di teex ci gàncax day tax njàmbat li jeex ndax lépp mooy naat waaye njàmbat ba léegi mi ngi feeñ ndax ñi bay soble seeg ñi ci yëngu di ko jënd ak jaay nañu dañoo sonn dañoo tay jamono ji la ca mujj bari ki démb rek mooy soble si nu bayoon dafa ëpp ba jéggi dayo ba mënuñu am fu ñu ko denc ñu koy tuur muy yàqum li moo tax seen kàddu jib ñu becc ko ci kanamul directeur bi dénk mbirum mbayum noor di horticulture bi docteur Bako Diouf ba noppee seen kàddu jib na waaye moom it tontu na ngi dalal seen xel moom it ñu teewlu kàddoom ak laaj ba fekk bu dee ni xew daaw dafa wéy kon dina décourager béykat yi te ni ñu war a jëriñoo ci soble bi du ci jëriñoo ñu ne lan moo xew daaw ñu doon fàttali ne daaw li xew mais dafa am ñeneen ay béykat yoo xam ne ñoom seen xeetu mbéyin moo gën a xarañ ndax moo ëpp ay moyens béykat yu ndaw yi ba fu béykat yu ndaw amee 20 tonnes ci benn hectare ñoom ñu ngi fay amee 20 tonnes wala 4 tonnes ci benn hectare ñu ne nag lii mënta wéy ñu ne lan mooy saafara ñu ne kon régulation bi mooy di ministère du commerce di def di arrêter importation yi ñu mën a jaay li fi ne pour mu mën a dox na war a doxee il faut agrobusiness yooyu ñu xam seen nit xam ñan la xam fu ñu ne ak surtout nag li ñu soxal ñun ci campagne bi di ñëw luñ nar a béy ci yaatuwaay variété ak kañ daañu mën a xayma lañ ca war a ñorle ak kañ lay ñor kon loolu bu ñu ko defee ci béykat yu mag yooyu jël suñu système statistique bi ñuy wax Hortistat nga xam ne day dem ba ci commune yi pour xayma yi yeneen béykat yu ndaw yi ak tool jigéen ñeeg verger wu jeunes yi lu mu joxe xam nga loolu di nga xam kon ci biir at mi di ñëw naka la soble bi nar a ñoree naka la nar a dikkee ci marché. ñu génn ci tool yi ci ubbi liifar yeeg téere yi liifantu tuuti dégg ngeen ko turam Mouhamed Mbougar Sarr ci boppam jamono ji tembe ginnaaw raayam jël ca bitim réew ci mbind ab yaxal gu mu def ba mu ko beccee la ca feeñ ci ay mbir bari lool fii ci Sénégal ñu ngi koy sargal ñu bari waaye moo taxit ba demee ca feeñee wax 80 di ab librairie jaayukaayu téere yooyu googu lee këggu daanaka gis fa boobu lépp liifar jafe na lool lu mel kon day mel ni ñu ko song bari na lu ni mel moo tax daanaka la fa nekkoon na ko ñëw jeex na waaye bu ñu xoolee dëgg-dëgg askan waak liifantu geek liifar nu ko jàngatee dañ ci xuus ànd ci ak gëstu Seydina Alioune Sow ànd ci ak Moussa Fall reportage. Terre Sainte, ci silence du cœur des purs hommes, la plus grande secrète mémoire des hommes. mu nekk ñetti téere yu Mouhamed Mbougar Sarr bind bu si mujj waral ñu tabal ko raay prix Goncourt muy mbégte bu rëy ci dëndu Afrique. En tant qu'Africain, vraiment ñu am ci mbégte bu rëy surtout que auteur bu ñu primé nii dëkk bu mu jógee Senghor fi la jëkk Boubacar Boris Diop fi la nekk Cheikh Anta Diop fi la nekk donc je crois que suñ ko joxee Sénégalais fierté la pour ñun vraiment. téere bi tudd la plus secrète mémoire des hommes ñu génne ko ci août 2021 am succès bu rëy ba ñu ko tabbee ba léegi nuñ koy wëree jigi na dayoo ci librairie yi. donc livre bi ñoo ngi ci jaayoon 50 exemplaires bu ñu soog a génn ci ñetti fan après ñu commandé waat 200 mu gaawaat jeex ñu commandé waat donc diggante bi ak tey bi ñu koy jox prix bi mën naa ne jaay nañ ci presque téeméer 500 exemplaires tey bi xibaar bi génnee ci suba ñoo ngi ci jaay parce que si suba ay 11h la xibaar bi daanu. diggante 11h ak 14h jaay nañ ci presque 200 exemplaires. daanaka jeex na ci librairie bi teewul commande yi mi ngi mel ni tulleeg màlle. te ba léegi ñaa ngi continuer di ko laajte jeexal nañ mais xam naa semaine bii di ñëw dañuy defaraat suñu ay stock andiwaat ay exemplaires pour mën a satisfaire clients yi nga xamante ne jotuñu woon am seen wàll. commande yi war a ñëw xëy na dina toll ci ay 200 jàpp 300 ba 500 exemplaires sax mën na fa àgg parce que.
demande yi fu mu toll nii moom xam naa ñi koy woo na trop ba nga xamante ni il faut ñu jéem a xool suñu stock yi ba clients yi ko amul yëpp mën ko am. La plus secrète mémoire des hommes nekk li gën a ràññeeku ci prix Goncourt muy lu njëkk doomu Sénégal jël ko ba xibaar bi jibee ba léegi moom rek ngay dégg. Seydina Alioune Sow jaajëf ngeen tam dem nañ càmbar leen ca mooy liirkat yi demal ci UCAD foofee am na ñoo xam ci moom mbind mi ñor la leen lool dañ koy yër saa su ne di xool ñoom seen kàddu jib ci reportage wu Khadija Ndat Diouf. Faculté des lettres ak sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop mu yomb lool ñu fekk fa ay ndongo yi nga xam ni farlu nañ torop ci mbindum téere xale bu góor bi bokk ci ñoom. bi ma nee xale ba léegi daanoon naa di bind parce que sama classe de seconde laa commencé di bind parce que bind dafa nekk loo xamante ne mën nañu pousser à prendre un acte ci société bi nekk. ñenn ci ñoom bëgg lool mbindum téere waaye seen loxo jotul seen ginnaaw waxambaane bi di ab étudiant moom faral na di am yooyu lay jafe-jafe. problème bi ma am mën naa ne africain yu sénégalais yu bëri écrivain sénégalais yu bëri moom lañ am maanaam da ngay bind ba pare mais doo am ku la jàppale te ñi nga xam ne ñoo la war a dimbali pour nga publier nga wane say livre ñooñu ci boppam doo leen gis parce que soo demee ci maison de publication yi mooy fi nga xam ne foofu la ñu war a publier say œuvre dañ naan la soit da ngay fay te xam nga ne en tant que écrivain bu ndaw amoo xaalis booy fayee ce qui fait que da ngay bind rek di teg di bind di teg. ñenn ñi suñuy bind ñeneen ñi di am mbégte di nafar seeni téere xale bu jigéen bi dina mel lay dundee daanaka. mais quand même j'adore la lecture. dama bëgg a lire bi ma nekkee xale ba léegi laa ko tàmbali passe-temps la woon ci man rek ndax dama bëgg a gëstu. à lire en plus j'étais très curieuse en fait. Mouhamed Bougar Sarr toll ci fanweeri at ak benn moo jël raaya concours 2021 bi mu doon li nga xam ne étudiant yu nekk université Cheikh Anta Diop bàyyi nañ ci xel lool. mi ngi noonu bàkk boobu moo ñuy dugal ci pàcc bi ñu jagleel cosaan bekk aada muy rubrique bi ñu jagleel culture di ci ànd ak soxna Awa Diop tey ji mi ngi faram fàcce lu jëm ci festival Dakar Court juróom-benni fan jàpp fukki fan ak benn décembre lay am fu ñu toll ci wàccaay gi ñu xuus ànd ak moom. ndaw yi Afrique yi xarañ ci wàllum cinéma joxante dig daje weeru décembre fii ci Ndakaaru gannaaw affiche bi nga xam ne Sely Rabi Kane moo ko signé bande annonce bu festival boobu ngay diggee ay film yu xarañ. wàccal oto bi. yóbbu ma Dakar Court. allo waaw fan mooy Dakar Court. waaw baax na mais lan moo xew Dakar Court. Cette semaine, même les enfants ont leur place à Dakar Court. Ah bon? Okay. La magie du cinéma, c'est à Dakar, capitale du court-métrage. Le festival international du court-métrage de Dakar. ñeenteelu at ñuy amal bile festival muy wéy di gën a intéressé ñi yëngu ci wàllu wi ki nga xam ne nag moo ko initié di Moli Kane di itam jiital cinéma rek am mbégte lool di gis festival bi di gën di dëgër mu di itam ab tribune ngir gën a dooleel ndaw yi di yëngu ci wàllum cinéma fii ci Sénégal ak ci sous-région bi. L'objectif c'est de fédérer tous les jeunes créateurs dans le domaine cinématographique pour participer au développement de notre cinéma. suñu mbëbët jamono ji mooy fexe ba ndaw yëpp yi nga xamante ni dañuy yëngatu ngir cinéma mën a suqaliku ñu boole leen loolu jamono ji war na nekk lu yomb rawatina ci xarale yu bees yi dina tax itam ba ñu gën a yombal li nga xamante ni moom moo di film yi ñuy def loolu moom moo waral festival bi ñu tuddee Dakar Court nga xamante ni day gën a jàppale ñi di jeune talent yi ngir ñu gën a fësal seeni production yoo xamante ni boo demee ci festival yi am ca bitim réew dañ leen di primé bu baax a baax. Court-métrage qui est très très particulier et très important dans les politiques en tout cas de cinéma rek. ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñaari film yi nga xam ni jot nañu ko ci appel à film yi fukk ak ñeenti court-métrage ñoo ci nar a jomante.
doyen du cinéma bi di Ousmane William Mbaye lañu tànn at mile ngir mu doon jiital jury bi mu di ab considération bu mu rafetlu lool fas yéene jokku ci ay naataangoom yu mu sekk jury bile ngir amal liggéeyam. Aujourd'hui, il me propose dama kontaan lool ndax li ko waral mooy respect bi nga xam ne gis naa ko fi ndax ñi ma gis fii ñëpp amaan seen mag laa ci lu jëm ci wàllu théâtre ak cinéma te palmarès yi mi ngi dépendre tam ci taxawaay bi nga xam ne jury bi dañ ko amee ak qualité bi nga xam ne noonu la ñuy mel moo tax ma yaakaar ni fii benn problème du fi am loolu sax moom njottees naa ko ndax jàpp naa ni fii ay professionnels kese ñoo fi nekk li ma ci yokk nag mooy fii moom ay film yu neex rek laa fi gis. J'ai l'impression qu'il y a de très beaux films. Et ça c'est agréable pour un jury. gannaaw jàppale bi nga xam ni ministère bi dénk wàllum caada ak communication fas yéene na ko amal ci bile festival fas yéene na itamit jokku ci bile plateforme ngir taxawal ay accord de coproduction diggante réew ñi ci UEMOA bu nu sukkandikoo ci directeur de la cinématographie. Le ministère de la Culture s'est engagé dès la fin de l'édition dernière. Makkaanu jëriñ ngir wàllum aada ak cosaan dafa daal di jëloon engagement ci édition bi jàll ngir jàppale li nga xam ne moo di festival bi seet yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal jàppale ñi nga xamante ne bi ñoo di ñuy yëngu ci wàllum cinéma ci Dakar ci wàllum koom ak koppar su ko defee ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy ñi ci yëngu ñëpp mën a gis seen bopp waaye tamit mën a joxante loxo ngir wàllum li nga xam ne moo di directeur yi yëngu ci wàllum cinématographique ci biir UEMOA loolu dina nekk loo xam ne dinañ ci mën a xalaat ngir liggéeyandoo ay film yoo xamante ni bii dañ koy bokk xalaat nësër lépp loo xam ne moom moo jëmale wàllum cinéma kanam. Qui permettrait d'apporter des moyens supplémentaires pour les cinéastes. Innovation bu yees bu ñeenteelub édition bu festival Dakar Court bile moo di Dakar Court critique ak programme bu ñu nar a jébbal taskatu xibaar yi yëngu ci wàllum caada ngir gën leen a jàppale ci wàllum critique de cinéma ñi nga xam ne nag ñoo di organisateurs yi di cinéma rek Institut français ak ministère de la culture di diggee ab festival bu am dayo lool ci diirub juróomi fan nga xam ne Ndakaaru nara na doon itam capitale bu court métrage. jaajëf soxna Awa Diop waaye itam jàngeen jëf ci ànd bi ñu tefee lii mu daal di laf pàccu xabaaru marax yi ñu bàyyi leen ak la Total bloc d'information bi Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jàngeen jëf